transport assainissement et éclairage public ci wàllu route Bignona suñu doolee fu mu toll woon mënuñu defaral suñu bopp ay tali loolu Rougaou takkut Maleken waaye Bignona suñu doon jël budget commune bi yëpp ci at bi defuñu ci leneen lu dul defar tali mënuñu ci defar ñaari kilomètres ndax tali dafa cher waaye yàlla dimbali nañu ñu am accès ji waxtaan ak ñi nga xam ni ñoo yore wàllu woowu tey président de la république bi mu ñu waxtaanee ak moom may nañu pour ñu defaral ñu ay tali fii ci commune bi lu tollu 8 kilomètres ci biir commune entreprise bi defar tali bi bu jógee Sénoba di dem Pâques mooy ñi gratter suñu excès dañuy dugg biir Bignona won naa leen tali yi nga xam ne jàpp naa ni ay tali yu am solo la ci biir commune bi incha allah ci 2022 bi tali yooyu yëpp dinañ leen defar dinañ leen goudronné ngeen di mën a dox Jakartaay di mën a dem ak dig ci jàmm. ci wàllu transport dama ne man bokk naa ci ñoo xam ni dañu jàpp ni erreur boo xam ni jël garage ak marché ak CM Arfan Bessir Sonko dendal leen erreur la moo tax ci suñu programme ñu ne dañuy toxal garage bi dem à l'entrée de Bignona soo jógee Ziguinchor tabax fa garage bu bees bu moderne bu gën a moderne bi bu ko defee garage toxu su garage toxoo côté boobu place bu garage nekk léegi ñëw boolee ko ak marché bi tabax fa marché bu rafet marché bi randu nit ñi sori tali bi ndax xataayu marché bi te ñu fa war a ut seen wërsëg bari moo tax nit ñi dem ba jege tali bi donc suñu daanalee mur bu nekk entre marché ak garage fexe ba tabax ay cantines yu bari yu rafet yu moderne ci site garage actuel marché bi dañuy fexe ñëpp ñu jege tali bi ñu indi leen ak ñeneen ñu bëgg a am cantine ñëpp dugg ci biir garage dem fële waaye dañu ne ci boobu diggante marché bu bees bi ak école bi duñu jege dañuy bàyyi benn zone tampon boo xam ni ay garab lañ fay ji ba nga xam ni dina am distance entre mur école bi ak muru marché bi pour que bruit buy jógee ci marché bi bañ a sonal élèves yi ci école bi. loolu bokk na ci suñu programme. assainissement Bignona bokk na tey ci commune yu Sénégal yu am un plan directeur d'assainissement adopté en conseil municipal loolu bariwul commune yu ko am maanaam tey soo bëggee bailleur bi financier la ca wàllu assainissement maanaam ni ñu leen defaree ay canalisation ay pont ba nga xam ni ndoxu taw bi dina dem dañ lay laaj sa plan directeur d'assainissement Bignona am na ko ba tey avec waa ONAS ñu ngi ci waxtaan ak ay financiers ay yu mel ni Banque mondiale ak Union européenne pour ñu dimbale ñu financement bu ñuy defaree bu ñuy mettre en œuvre le plan directeur d'assainissement de Bignona. éclairage public bi dañu ne ren am nañu 500 lampadaires ñu ngi doon yaakaar su dul woon Covid bi avant ouverture avant ñuy dugg 2022 war nañ amaat lu ëpp 500 lampadaires pour ñu yokk ndax dañu dem ba xam ni lampe solaire rek moo ñu mën a dimbali. gis ngeen ko su courant coupé ñi am lampe solaire seen wet duñu sax yéeg ni courant coupé la kon Bignona dañu bëgg chaque année ñuy yokk lampadaires yi ba nga xam ni fii ba ay at courant dootul éclairage public
dootul nekk suñu problème loolu bokk na ci suñu programme et donc vous pouvez passer sur le dernier équipement industriel et commerciaux yooyu ñaar rek laa ciy wax bu si njëkk mooy suñu marché bu mag bi soo gisee espace bu mu jël mat na marché bi ñaata yoon juróomi yoon waaye ñun ñu yore commune bi njëriñ buy jógee ci marché bi jógewul ci marché bi kon marché bi dina dund su plateforme bi commencé liggéey ay junni nit di fa liggéey kenn ku ne su fayee ko suy wàcc dina dugg marché dugg jënd dara kon marché bi dina dund waaye dañu ne espace bi dañ koy wàññi xaw a yóbbu marché bi benn côté bi dañ fa bëgg a tabax un centre commercial à R+5 avec ascenseur li ngay gisee ay centres commerciaux yu mel ni El Malick à Dakar loolu la ñu bëgg am à Bignona et on a trouvé déjà ay nit yu mu intéressé wax naa leen avec les nouveaux mécanismes de financement yu mel ni partenariat public-privé am nañu partenariat ak ay nit yoo xam ni pare nañu pour financer ko fii ba exploitation bi comme ni ko état du Sénégal di defee ci autoroute à péage da ngay jox ay nit ñu tabax ko bénéfice bi ngeen koy séddoo fii ba 5 ans 10 ans ba ñoom luñ ci dugal suñ ko jëlee ñu delloo ko mu nekk moomeelu commune bi c'est le principe qu'on va utiliser pour financer le centre commercial de Bignona. Deuxième bi mooy plateforme bi wax nañ leen fi mu ne nii jeex na waaye pertinence projet bi tax na am na ay bailleurs yu ñëw bëgg see dugal seen xaalis moo tax envisager nañu phase bu bees bu plateforme bi sooy dem école Mankadia sa droite fu bâtiment agriculture nekk état jox nañu ko dañuy daaneel bâtiment boobu jël partie bi boole ko ci plateforme tabax fa ay unité industrielle yu bees mu nekk luy yokk doole plateforme économique de Bignona mu nekk ay usines yu bees yu fay taxaw ci wàllu yoon am na ñaari yoon yu ñu jàpp ni il faut que ñu defar leen pour ñu mën a dimbali plateforme soo jógee nii soo avancé yi nga wàcc yoon bi jaar ci ginnaaw camp militaire ñëw ba cimetière yi ba rond-point tali boobu dañ ko bëgg a defar ba nga xam ni ku camion yuy jëli produit jógee côté Niamone wala Kalounaay su ñu ñëwee côté bi ñu bañ a dugg ci dëkk bi ñu jël contournement boobu dem plateforme bi tout directement yàlla dimbale nañu financement yoon boobu am nañ ko lancé nañ appel d'offre bi choisir nañ entreprise bi ci fan yi incha allah liggéey bi dina commencer pour ñu defar goudronner tali boobu dañ koy def en pavage de bout en bout. Deuxième tali bi mooy soo jógee tali côté bii Tangori ñëw ba entrée ci juuti bi dañu jàpp ni camions yi war ñoo dugg ci commune la corniche Badiane-Koto bi bu jàll devant cimetière Bassène dem ba hôtel Palmier wàcc noonu romb Eaux et Forêts ba egg rond-point Diouloulou dañ ko war a goudronner loolu day tax camion yi suñu ñëwee jógee côté bi dañuy contourner du ñu dugg ci commune bi dem ci plateforme donc yii yëpp man ma yem fii ndax projet yi bari na bari waa yoo xam ne suñu bëree wax yëpp dafay bari suñu bëggee wax yëpp dafay bari waaye dama bëgg a wax waa Bassène ak waa Manguiline soo xoolee dëkk bi fii la commencé
bi ñu indee marché bi ak garage bi fii dëkk bi commencé di ñëw tey fa toll nañ foo xam ne ñun dañoo bëgg Mangili quartier Mangili ak Bassène ak Escale ni ñu meloon ñu mel noonu kon nag su marché bi jógee centre commercial bi taxaw nit ñaari quartier yi dinañ dund ndax ñu bari dinañ fexe am fa ay logement loué fa ay kër dëkk fa bu ko defee Mangili dund Bassène dund quartier Escale dund vraiment loolu bokk na ci li ma war a bëgg a wax waa Mangili ak waa Bassène ñu xam ni bi ñu taxawal plateforme bi xëccoo amoon na fan lañ koy def am na ñu ma ne nañ ko yóbbu côté bii yoonu Ziguinchor ma ne déedéet suñ ko fa yóbboo rek dëkk bi day continuer di dem dañ ko fi def suñ ko fi defee marché bi su amee ginnaaw di nga gis marché bi dund su marché bi dundoo rek ñaari quartier yu ko wër daal di dund loolu mooy vision njiit day am vision danay am ambition pour sa dëkk fi may daanelee mooy waa Tagori lii ma wax yëpp dañ koy yaatal ci Tagori la preuve gis ngeen 8 kilomètres yi ma wax ni dañ koy def ci cadre réhabilitation de la RN4 bañ ma laajee ban yoon nga bëgg ñu njëkk a defar dama ne yoon bi jógee Estof ba lycée agricole gudd la ne leen ndax nag Tagori da ci ñun la bokk te lampadaire yi ñëw incha allah ah quartier suma quartier di ngeen ci am waaye ba nga daal lu bëri dugg Tagori ndax Tagori aussi ci ñun la bokk waa Bignona exercice bii ñu def dañ leen bëgg a woon rek ni ñun duñu ay doomu Bignona yi ñëw rek ne ñu soo leen ñu falee lii la ñuy def ak lii ak lii ak lii déedéet te bëgguñu doon ay doomu Bignona yi wax joxaat leen ñu te waxuñu leen soo leen ñu joxee fan la ñu jëm ak yéen loolu moo tax ñu woote ndaje bi waxtaan ak yéen wax leen suñu bëgg-bëgg wax leen Bignona lan mooy jafe-jafeem xam ngeen ko xam nañ ko ñàkk moyen moo tax defuñu lépp waaye léegi indi lañ leen loo xam ni ay moyens yu bees la yu ñëw yokku ci li fi nekkoon pour may ñu possibilité ñu def plus boobu fan lañ koy yóbbu si yan projet yooyu laa leen liimal léegi kon kenn ku ne mu xam na fan lañ nekk